لله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى Under the Daira of Fawaid Dari of Tuba, Atlanta. We are honored to have our leader, Sheikh Mahmoud Ibn Sayyid Muqtada Ibn Sheikh Khalid radiallahu anhu, to come and preside this beautiful day. We are welcoming all of you and thanking Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us to be among the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and also to be among the ones Allah has chosen to be with Shaykh Ahmad Bamba radiallahu anhu, our leader, our master. Unfortunately, we are running out of time because the bayan was supposed to start at 1:30 as usual, but as we know, we had full of the program is full, so we are apologizing for the delays. But inshallah wa ta'ala, we're just going to summarize for the brothers also and the sisters, the guests who don't speak English, so they can benefit from this. The purpose of this here, the gathering today, is to inaugurate this masjid. We had a place in Riverdale close to the airport, but it was in a single family house. And that was to establish a place of Islam, as Shaykh Muqtada radiallahu anhu tell us, and all the murids in the diaspora, establish a place of worship Allah subhanahu wa ta'ala. Some people call it Seri Tuba, the house of Seri Tuba, but he always said that Seri Tuba doesn't have a house. The house is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And he told us, make sure you establish one here in Atlanta, and make sure that it's going to be established under the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and make sure that you recite the Quran over there and do the salawat ala nabi. And he said, the qasida is enough for that. You help people who need help, and make sure if you have guests, they do a sunnah to stay there no more than 3 days. And we've been doing that since 1995. We had a house, but it was in a community house, it was a single family home. We tried to manage, we had kids coming in for school, and we have our programs. We end up bothering the neighborhood, and that's not Islam. Because Allah subhanahu wa ta'ala told us, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. So we've been trying ever since not to bother our neighborhood, and try. And Allah subhanahu wa ta'ala, just to cut it short, inspired us that we need more than just a house to accommodate people and just to teach Friday or Sunday schools. So we had this vision of having an Institute of Islamic. We come up with a name called Iqra, Institute Islamic Khadim Rasul. The project actually took less than 2 years. We had found places that we all know here, to find land and build from the ground up. Just the pay or the permit might cost you over $500,000. But we believe that we as a group can make it, because Allah subhanahu wa ta'ala said, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. So we put our resources together. And special thanks to the ladies. You've been so supportive, mashallah. So our first fundraising, we raised $100,000. And the second one, we raised $50,000. And the last one, we raised another $60,000 in one night. And Allah bless us to have this place, because we all know that this costs more than the value, because this place is valued by $1 million. It was first at Senegal about 15 to 20 years ago, and become a church.
until about 7 years ago. And one brother bought the place and wanted to demolish it and turn it into a shopping center. But since there were some brothers, some Muslims in here, brothers and sisters, they asked him, is there any way we can keep this as a masjid, because we don't have a masjid in the community? Allah subhanahu wa ta'ala inspired him, Brother Halim, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him. He decided that he's going to give it as a masjid, but he told them, do you have the money to renovate it? They said, yes, we have 1 million brothers who can contribute $1 each, and that can do it. They said, okay, then take it. But they struggled to have the money, so he decided to put $450,000 out of his pocket to make it look like this. They run it, unfortunately, the management was bad. And this guy is a businessman, he was in New York, so he couldn't stand coming back and forth. And the people, unfortunately, couldn't even afford to pay the bills. And he decided that he's going to shut it down or just sell it. They couldn't believe him. He gave them 3 years so they can do what they can do, or he's going to take it away from them. Some people approached him, wanted to buy it, but they didn't have enough cash, so he didn't trust them enough. And the brothers also brought some other community to want to buy it, but they have their rules that they're going to change some stuff that they don't like it because it wasn't a sunnah. And he decided that he wasn't going to do it. There's a school upstairs. They're the one who are running the school and paying the bills. And this became like a party hall. We just repented because they had balloons and things in here all around. When our project started growing, the brother himself heard that the disciple of Sheikh Ahmad Bamba are looking for place of worship. He's the one who wrote his phone number down and left it in the African market called Darussalam. For some time, they call us about the number, but whenever you Google it, you see the brown building with the location. We say, well, we can't afford $1 million right now. We're just looking for something maybe around $300,000. Fortunately, one day I was working, going to Daira one Tuesday evening, and I decided to just swing by and look at it. And I come look around the building. I could not hold my breath. I just called Brother Jibril and Sadi. I told them, how far you guys are here? Because you need to come and see this before I say anything. Jibril works not too far from here. He came and looked at it. He said, wow, I don't think you can afford this. The very next morning, I called the brother. He said, I'm in New York, but I can be there the next day and I can show you around. He came in, showed us around. We were expecting for him to start at $1 million. He said, well, this is about $700,000. The negotiation didn't last 20 minutes, right around the corner. We told him we can't afford it. We only have $140,000 cash, and I don't know what we can do. He stumbled around, looked around, he said, okay, I can sell it to you for $500,000. We said we can, but I know at the time, even if you stick on 700, we will take it and try to find sources to get the money. And then he decided that, well, I will take what you have, but if you're going to pay cash, I can give it to you for $350,000. But if it's a credit, it's got to be $500,000. I told him, well, as a Muslim, you're not supposed to do that. This is a house of Allah. Either you just fix your price and tell us. He said, oh, I didn't know that. I'm sorry. Then $340,000 is yours. But I want you to add another $160 on it so I can deduct it. It's like a donation. But I'm going to talk to my accountant. When he went to the accountant said, well, you can do that, but it cannot be in 1 year. You have to stay that in about 5 years. He turned around and said, no, then just forget it. And he negotiated with Brother Jibril, and he decided that he's going to take it for $340,000. And he took $140 from us. And he said the rest of it, we were thinking maybe 6 months or a year. He said, no, you can have 2 years to pay it. Alhamdulillah. So that's the short story of this place. And as you can see, when we come here, everything was here. The carpet, the surrounding system, upstairs, for those who didn't go up there yet, we have about 8 or 9 classes. And then the classes are functional. They are from kindergarten all the way to high school. They are operating. As of right now, you can hear some kids are running. Yesterday, they were here too. And we have more than 10 offices in here, and we have a suite and another office down here that we can turn it to a suite. And if you walk down the hall here, there was another building over here, by the way, but it was burned down, so they took it down.
And then there is a basement over there can host up to 500 people. Inshallah, we're trying to raise money so we can have it as a auditorium that we don't have to use the masjid next time for anything other than just praying. So that's the short story of this place. And we're asking you all to pray Allah subhanahu wa ta'ala for the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, for Islam, because Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala had written in Azal that this land is going to be inherited by the righteous people, and I think it's among us are the righteous. So we're thanking Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us today, and we are praying for all of you to support your local community. Wherever you are in the world, you have to do this, because we didn't have it as just a building. This is the house of Allah subhanahu wa ta'ala, but also a place that we can educate the kids who are the future, and that was the main purpose of this. And I have a brother who told me that whatever you do in here, we can do it elsewhere, but to have a community whereby the kids that can get an Islamic education, that's price then. Without that, I wouldn't even care about this. So that's very important, because if we raise the kid, we can pass this thing to them, and they can take it to the next generation to come, and Allah will please them and please with us. Just Allah subhanahu wa ta'ala say, الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بلغتني وفاة أخ حميم ورجل عظيم ذي قلب سليم، الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ محمد مصطفى ابن الشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه. كان إنسان طيب، رجل طيب،
wala nabluwannakum bi shay'in min al-xawfi wal-juu' wa naqsin min al-amwaali wal-anfus wa bashiri saabiriin alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun taxamadahu llahu bi rahmati ibadallah usikum bi taqwa llah wal i'tisaami bi hablihi wallahu taala yaqul wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu fal wahdatu amrun ilahi mislu al awamir al ukhra fa bil imtisal al thawab wal maghfira wa fi adam al imtisal al isyan wal iqab wa fi al ayat al karima dilalatun wadiha li jami' al muslimin wal i'tisam bil habl al matin والنهي عن التفرق فمعلوم أن الاختلاف شيء طبيعي في البشر ولكن هذا الاختلاف لا يعني الافتراق أي أن يتمسك كل بطرف برأيه بل للمختلفين سلطة الحاكمة تردهم إلى سواء السبيل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فالإسلام قام بدعائم ثابتة وأسس متينة حتى كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر كثيرا في مصير أمته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى حتى بشره سبحانه وتعالى بأن هذا الدين هو المقبول عند الله وأنه سوف يبقى إلى بقاء الدنيا ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ كان الصحابة والتابعون ومن يلونهم من القرون المتوالية يضعون أقدامهم على تلك الأسس والقوائم التي شرعها الإسلام حتى تكونت الفرق الإسلامية وتولدت التصوف الإسلامي والطرق الصوفية من شيوخ وأقطاب لتجديد الدين وليس للتأسيس ومن بين هؤلاء الشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه الذي بعث إلى أخيه الشيخ إبراهيم الفاتح بأبيات من بعض المتصوفين الأوائل قال فيه ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاءك إن غنى المغنون ولا سياحا ولا رقصا ولا طربا ولا اضطرابا كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا وقد لجأ الشيخ أحمد بامبا في تربيته وتحديد النفوس مريديه وأرواحهم وتسخير أبدانهم وتنوير عقولهم ولكن الآن هناك من غرتهم الحياة الدنيا وهدفهم إثارة الشكوك والبلبلة لينفرد كل واحد برأيه ويعارض رأي الآخر وتنتفي حينئذ القيادة والزعامة الواحدة والضحية الأولى في ظل هذا الجو الفوضوي هو التابع العادي الذي لا يعرف أين يذهب وكيف يتصرف أيها المؤمنون إن المفكر والمترصد والمراقب للتطورات يلاحظ أن هناك تحديات للعالم الإسلامي بصفة عامة والمريدية بصفة خاصة وهذه التحديات تتولد نتيجة التقلبات الزمنية والتطورات التي تعيشها المجتمعات والتطلعات التي يسعى إليها بعض أفراد المجتمع لنشر الأفكار والآراء التي يؤمنون بها وهذا الصراع الفكري يؤدي إلى خلق مشكلات وتحديات كثيرة في المريدية ويجب على كل قائد اتخاذ هذه الأمور معقد الجد قبل أن يأخذ الأتباع مواقفهم لأنهم قد عرفوا وميزوا بين الخبيث والطيب. أيها الإخوة المؤمنون اسمحوا لنا أن نهنئ مؤسسة الشيخ أحمد بامبا بهذا الإنجاز الكبير الذي يخدم الدين والإنسانية والبشرية
narju min allahi taala an yakuna mujammaan ilmiyan islamiyan thaqafiyan wa an yakuna ala aydi unasin yatamattawuna bi afkarin islamiyatin rafia la yataatharun bi tilka al afkar atatarrufiya wal irhabiya wa bi igraatin maddiya wa itibaratin madhabiya wa afkarin xisbiya wa intimaatin tatarrufiya. alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin salawatullahi wa salaamuhu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ibadallah la budda min arrujui ila almanhaj alislami sahih wa tajdid dhalika almanhaj ma muwakabati wa tatrawat alzamaniya ma baqaai alasl wa ruh rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya allah ya muqallibal qulub qallib qulubana anil uyub. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. su fekkee bu ñu noppee danañ ko mën a ba julli ba noppi ndax kon mënuñu ci làkk bi lu mën a wax tekki ko nañu seet bu ñu noppee ku ko mën a tekkil ñi nga xam ne xëy na xamuñu ko. ni ngeen ko xamee xutba du ak ñaan gu ñuy tëfli mais wax la ak ñi nga xam ne ñoom nga ko ñoo seq ak yow lii nga xam ne moom la ñuy def tey mu jullit àjjuma di farata ci nit. léeg-léeg ñi déggul diine danañ tudd bidaa waaye ñàkk xam bidaa mooy jàpp ne lu yonent bi defuloon te lu bari loo xam ne bu ñu ko doon lim tey dana doy waar lool te yonent bi moo digle woon na bu ngeen gisee lu rafet man ngeen ko dugal ci diine. bu dee sëñ Tuubaa tamit loolu taxoon mu def lim def fekkoon na fi nit ñu am solo ay maamam ak waajur ak boroomi xam-xam waaye teewul dafa indi tashdid te ku ne xam na ne li am léegi lu bare daawu ko def daawul dugg ci oto yu rafet daawul ami kër kon du caa génne lu mu deful woon nañ seet li tax li diine jagal ñu di ko waxee noonu loolu la diine digle ci diine. moo tax ku déggul diine rek mooy waxe yenn yi. ginnaaw bu loolu wéyee ñu ngi ci dugal loo xam ne itam ci la bokk ndax àdduna la ndax dañoo am ku am solo muy Cheikh Abdoul Fattah moom sëñ Cheikh Mbacké nekkoon nit ku baax ku rafet xol ku déggoon sëñ Touba koo xam ne dafa wàcc liggéey tey ci bis bi ñuy ubbi lii tombeek ajjuma yàlla na ko yàlla yërëm ak maamam ñu teeru ko. bu loolu jàllee ñu ngi leen di dénk di dënk suñu bopp ragal yàlla. ragal yàlla mooy topp li mu wax te bàyyi ko xel bu amee ànd dafay yomb mooy ànd nekk benn it yàlla ko digle waaye nit it loolu moo koy amal doole. kon lu yàlla digle la muy nit koo war koo def kenn ku ne war a fexe ba moroomum jullitam mu nekk ak moom benn këdul jullit sax mu may ko jàmm te bañ a fénqaloog moom ndax du jullit loolu moom la diine déglu. kon ñëpp xam nañ ne kon loolu mooy diine ku ne xam ne nag léeg-léeg dañuy jaawale li ñuy tuddi baatut ixtilaaf ak iftiraq. ixtilaaf ñëpp loolu nit a koy def nit ci boppam sunu borom moo ko bind noonu. wa min ayaati ixtilaaf alsinatikum lu nekk daf ko wóote ak nit kenn bokkut ak morom waaye loolu firiwul nag tàggale ko nit ak bàyyi ma mënul ànd. kon loolu moo tax nañ koy bàyyi xel du tee kenn ku nekk nag xalaatam ak la muy xalaat mu di ko jàpp waaye buñ tasee nag ci dëgg na ñëpp maase ci ànd loolu dëgg moo tax ñu ngi leen lii am tey ku ne xam ne ak ànd la te ñu ngi ciy ndokkeel bu baax waa dëkk bi waa Atlanta wante waa fondation tamit Xaadimu Rasuul bi nga xam ne yéen moo leen dajalewaat yéen ñëpp. islaam nag ku ne xam na ne mat na kii ay ponk yu dëgër la taxaw ba sunu borom waxoon na ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko matal naa ko dara manquétu ci waaye teewul loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dem tiitoon na lool ndax jàpp ne yëf yi mën naa jaxasoo loolu tamit wax na ci addis yu bari gis ngeen addis yu bari yoo xam ne léeg-léeg ñu àgg ca
léeg-léeg ñu dox ba egg ci loo xam ne dana laa xam ne lii waxoon na ko. xëy na loolu dana taxoon na mu tiit ci ba defe na sax day dem ba bu demee ba egg ci yenn anam yi dana ba duutu am loolu, waaye nag sunu borom ne ko woon diine ji moom kenn mënu ci dara, mooy continuer bi nag buñ ko dee wax ci ni ko nit mën a déggee mooy fokk am ñoo xam ne diine rek a leen di ñor. loolu nag buñ ci xeeb suñu bopp, rawatina nag yéen ñi def lu demee nii, ndax lii ku koy def ci foo dëkkul, ku koy def te yàlla rek tax ku ne xam ne ne diine du sànkoo ci yow. yàlla leen ci yàlla dib taxawu te boole nu ci. teewul nag ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee gis ngeen ay kuréel yoo xam ne kuréel baat bi sax ñun dañ koy daw, ndax léeg-léeg ba ñu ko daan firi ci wolof secte la daan firi, wante dañuy wax ay groupe yoo xam ne islam la nekk. loolu am na bi mu amee tamit lu ñuy wax tasawuf mooy ak murit gi bu ñu ko waxee mooy xaadir baag tijaan baag ñëpp baat boobu ñu ngi ci biir. léegi loolu ba tax na loolu ñooñu bi ñu ñëwee Cheikh Ahmadou Bamba bokk ci li ñu indi woon du dara lu dul yeesal rek, maanaam fekk lu am ba toog nga jël ko rafetal ko ba ki ko daawul gis ki ko daawul séen mën koo séen, waaye du woon lu ñu sos, mësuñu woon sos dara. Cheikh Ahmadou Bamba bokk ci. moo taxoon nag Cheikh Ahmadou Bamba da ko daan wax, am na bayit yu mu nettali yoo xam ne ci lettre bu mu bind maam Thierno la ko bind, du moom moo ko wax, waaye daf ko nettali maam Thierno bindal ko ci ab lettre ne ko kooko dafa waxoon ne ak murit ak tasawuf wala ak cëriñ lépp ci biir la bokk. du rek ngay xaaju ci loo xam ne jaru ko, du fecc, du woy, du dërëj lu ne nga dugg ca. nee na loolu dafa koy def. nee na tasawuf mooy ki nga xam ne dafay fexe ba sellal boppam, dafay fexe ba topp alxuraan ak sunna, dafay fexe ba fu ñu ko gis ñu xam ne kii yàlla moo ko ñor. loolu mooy tax sa xol di waxtu mu ne ngay tiit di bàyyi xel ëllëg. loolu mooy ak murit, mooy ak taalibe, wante mooy ak cëriñ ki nga xam ne tamit ci taalib ci murit lañ ko ci taalib ci loolu lañ ko jiitale. loolu nag Cheikh Ahmadou Bamba ku ne xam na ne ci am na ci ndam ak mboolem ñi nga xam ne sax xëy na ñi nga xam ne yëpp it ay kàngam lañu woon doon taxawaay ci diine, kenn ku ci nekk am nga ñu la topp. Sëñ Tuubaa itam am ñoo xam ne defar na ci tàggat nit ñi, ñim doon yar ak ñim doon doxal. wante nag loolu lépp bu amee te jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am loolu ginnaawam, kon Sëñ Tuubaa tamit léeg-léeg mu mel ne dafa am bu ñu demee ba jamono ñu toll day mel ne léeg-léeg alal dafay mujj dugg ci mbir mi. daanaka néew nga bu ñuy xool am ndaje, néew na lu ñuy xool ab barab boo xam ne la ci ëpp doole du doon matériel, xaalis laaj dugg te doo gis loo xam. loolee nag ba noppi kenn ku nekk defe na yow la, te bu dee ci ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sëñ Tuubaa xam nañ ne moom képp moo defoon la mu doon def liggéey ba baaxee nu ci ba nu topp ci moom. moo tax loolu it ndax képp koo xam ne ak ku man di doon buñ la toppee ngir Sëñ Tuubaa saa boo xëyee ne bokkatuma ci yoon yi bu boobaa dana am ñu la poñe. kon nag li am solo mooy moom moo liggéey, keneen liggéeyu ci dara. kon ànd bi na nekk ànd respecté, na nekk ànd boo xam ne kenn ku ne la lee ci dugal da nga koy xam. ci désordre boobu nga xam ne mooy bëgg a am ci ñi nga xam ne ci désordre boobu nga xam ne moo am ci niru ne dafa nekk lu tas luy bëgg a tasaaroo, ku ne beru, ku ne di waxal sa bopp, te wax ji yëpp ki ko doon wax moom mësut weesu yàlla ak yonentam, mësut weesu tamit lu defar doomu aadama. loolu nag mën naa dem ba bu fekkente ne kañ cay xool ca loola nekku ca, mën naa dem ba ki ko ciy xool beru ndax te kat loolu mooy bëgg aw xew. dem nañ ba kenn ku ne di gisal sa bopp lii dëgg ak li du dëgg. yàlla na yàlla musal nag ci bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñu nekkul ñu ci dëgg lu seen jëfi bopp rek. loolu nag il faut ñi nga xam ne ñoo ci jiitu ñu jëlal ko seen bopp, ndax ku ne xam na ne loolu bu amul foofu rek lay mujj. te li tam ñun tamit duñu dàq loolu. ku ànd ak dara di ko topp bu mujj gisatoo ko te nga nekk ca kaw yoon wa te nga kal ci yoon ba xam ne kooku moo réer moo jàdd yoon wa. loolu tamit loolu Sëñ Tuubaa di nangu moom lay doxee. kon bu loolu wéyee ba la ñuy tëj, ñu ngi ñaan yàlla yéen ñii nga xam ne yéen a def lu rëy lii, muy waa dëkk bi ak fondation bi ak raay ñëpp am lii nga xam ne am ngeen ko fii, muy loo xam ne ndamul diine la
ndamul islaam la wante ndamul Cheikh Ahmadou Bamba la am ab ak it jàngukaay la tamit nag maanaam matis na cee xoole ne lu bari war na koo xoolaat bu baax ndax yéen a fi nekk jël seen alal wàcc seeni kër dëkku leen fi jël seen alal àttina def lépp loo xam ne ñi ngi koy teg ci bët kon ku deful loolu ku ne te am alal wala nga jële ko ci alal ci yu demee ne lii war ngaa bàyyi xel loolu te xam ne mbir bi du mën a li ñuy wax ne sàcc ndënd yomb na wante fa nga koy tëggee day jafe. kon fii tamit nañ ko fexe ba mu nekk benn complexe boo xam ne islam la bu culture bañ ko bàyyi ko yi tamit ci loxo ñoo xam ne dañu am xalaat l'islam jàng l'islam gëstu xam di jariñ te fexe ba yaatal tamit fii mu bañ a nekk bars boo xam ne li ñuy tudde léegi intégrisme ak violence yi am ak yooyu yëpp nañ fexe ba bu mu ci dugg. nañ ko def jàkkay jullit yi nañ ko def jumaa joo xam ne wala barab boo xam ne du jàkka rek nañu fexe ba mu nekk organiser ko mu nekk idaara boo xam ne administration lay am fexe ba li ci war a nekk lépp ànd ci ñu indi fi it ay nit yoo xam ne dañuy am xam-xam mën a gëstu mën a fexe ba ñëfi ne ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi ñu mën a wax ak ñoom wax bu leer teg ko ci diine bu ñu mën a nekk rek yamale ko ci suñu biir ndax lu toll nii kët ku ko am war ngaa xam ne sunu borom daf laa liggéeyloo mais joxu la ko pour mu rafet kon nag sens bi nu am ba lii am noonu ko téye bu baax bu mu nekk yëfi parti bu mu nekk yëfi tariixa bu mu nekk yëfi alal bu mu nekk yëfi kër bu mu nekk yëfi bu mu nekk yëfi daraja nañ ko teg ci xam-xam teg ko ci lépp loo xam ne dafay jëriñ te loolu mooy tax mu mën a dox su dul lool nag day mujj rek mel na yi ci des yëpp yu bare boog kon nañu fexe ba lii ñu téye ko téye li nga xam ne lépp lu mu laaj ci doxalinu àdduna te du wóote ak li nga xam ne mooy li tax diine jóg ci li nga xam ne moo fi nekk ci diine loolu lépp nañ ko fexe ba di ko ci bàyyi xel yàlla na nu yàlla dimbalee ba tëyal nu suñu xol ba duñ jàng yàlla na nu yàlla musal ci bëgg dara ji yàlla na nu yàlla musal ci wooteel suñu bopp lu amul yàlla na nu yàlla musal ci ak rëy yàlla na nu yàlla musal jéggal nu te defar suñu ay xol asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu أستغفر الله من كل ذنب إن الله كان غفورا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم. بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعصيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا صدق الله العظيم.
dégloo te bu ñu paree bu kenn dem na ñëpp toog ñu dégloo te danoo bëgg ñëpp añandoo ak bu képp ku fi nekk ñu ngi sant yow nga xaaral. kon yéen ñëpp ngeen teew. dafa ko baale am nañu def benn ci dafa ñu ku gaare côté bi ku fi gaare xam naa américain boo xam ne day liggéey te moo ko téye. waaw kon tamit ñu ngi kon niñ ko waxee ne ñoom dañoo ñëw bëgg a dugg ci lislaam kon daanaka liñ doon wax rek la ndax ku gis ci jamono yi xew yi ak yii xew yëpp nga xam ne ñu bari dañ koy daw waaye teewul loolu ñoom te waxoon ne day des ba faaw suñu borom wax ko ko loolu moo tax nga xam ne luñ jaxasoo luñ ko jaxase teewul am na ñoo xam ne si lañ bokk kon nga wax ne beneen lislaam mooy diine boo xam ne yàlla moom ko jagale moom doomu aadama loolu bi mu bindee ci àdduna bi mu fi sànnee ndax sànni rek la mën a la demee ku sànni nag daanaka mënees naa jàpp ne amatul solo waaye ci yërmandeem ak fonk bu mu fonk doomu aadama ci la ñu yónneewaat ak diine kon diine tegaat mbir mi ci yoon boo xam ne danañu delloo fa jóge woon rek la muy yërmande jëm nekkoon ca àjjana ko ñu ko alquran wax loolu nag aw doxin la lu symbole nekk loo xam ne lu ñuy wane la fu ne waxtu bu ne nga di ko wane te fekk gëmmoo moo tax lislaam force wu kenn ci mu nekk ci dugg ci biir ku xam histoire xam ne xeex yi ñu ci daan def tax na naafeq bari woon lool ndax nit daana ci dugg ngir tiit ngir ragal waaye ku ci mës a dugal sa bopp gëma la ko tax te kooku kenn moomu ci génne loolu moo tax ñi ci nekk ay piliers yëpp ci saxaaba yi amul ci kenn koo xam ne dañoo ñu forcé la ba nga gëm wante yaa ko xoolal sa bopp li ñu bëgg wax rek foofu mooy nga yëgal ne kon ñi ngi dugg ci diine yoo xam ne lii ñu ci def rek la nit ay xoolal bopp ba gis ne mu dugg ci loolu mooy gëm gi gëm boobu nag moo ci jiitu li ci des yëpp nag ay lu ñuy wane la nit nag dana ko wane tudd dëgg waaye gëm boo ko xasee def te mel na ne gëm nañu tax ñoo ko defal seen bopp kon li ci des mooy ni ñuy war a wane di ko def di ko wane ne loolu gëm ci dëgg la ci ñoom fii nag ñi ko fi moom dëkkuñu fi xëy na waaye jàpp nañ dëkk nañ fi ba tax na ñoom ñii ci dugg tey ak ñoom ñii ñoo fi yam tey looloo tax may wax sànq ne barab bi nañ ko bàyyi xel nekk yëfi kër nañ bu boromi xam-xam na nekk complexe boo xam ne lépp day nekk ci biir day am bibliothèque am école am salle de conférence am nit ñu ko saytu ba fexe ba ñii fi nekk ñu mel nii tey bari fi loolu mooy barab bi du barab boo xam ne rek barab bu sëñ Mamor la wala bu nangam bu ma ñëwee sax bu fi sëñ Bousso bi mi di sunu doom wala sëñ Mbàkke mi di sunu rek ku fi nekk rek bu ñëwee te am te mérité loolu nañ ko jox cër ba mu ci am loolu mooy barab bi loolu mooy sëñ Touba waaye bu mu nekk par parloo bu mu nekk loo xam ne tamit kon loolu liñ ci bëgg wax rek mooy ñoom ñii nañu xam tey ne ci fii la ñu bokk ci barab bii ci lañ bokk loolu xëy na dañ ci gën koo yaatal ñu xam ne lislaam loolu la boo xasee gëm li ci des mooy def jëf ji nag moo koy wane boo ne gëm naa dara wala yaa ngi ci biir dara ba te kenn du la ca séen kon dee su ko mën a gëm kon nañu gëm xam loolu am na lu ñuy wax xëy na ci arab lañ koy wax jombul buñ ko mënta tudd ci waxin mën nañ ko wax jéem a wax buñ ko mënul wax ñu wax leen li muy firi rek ndax li muy firi rek moo ci am solo ndax loolu moo ci am solo ñu fexe nag am na ay ponk yéen a ngi fi ndax ngeen di leen ci won li nga xam ne moo ci ponk yi ginnaaw gëm gi jullee nga fi woor nga fi natt azaka nga fi aj maaka nga fi ponk yi nga xam ne yëpp lislaam da ko kii ci li nga xam ne mënul ñàkk ci nit muy loolu yi tamit nañ leen ko jàngal na nga nekk loolu ci biir yëf yi la boo xasee gëm engagement yi da ciy bokk kon dafa mel ne kon
ñoom seen dugg ci diine gi tey firnde rek ne ci barab bi kon li ko tax a jóg kon na nga leen yëgal ne loolu mooy lislaam amul violence amul rey nit amul def lu bon amul wax lu bon amul dara lu dul loo xam ne rek mooy nit la yëfi humanisme la kon loolu nañ ko gëm bu baax te jàpp ko ñu ngi leen ci léegi nag mën nañoo wax mën nañ ko waxandoo buñ ko mënee ñu waxandoo ko bu ñu noppee ñu firi ñu wax leen li muy firi bu ko defee li ci des yow nga leer kon mën nga leen wax liñ ci jot a wax ci li nga xam ne mën nañ ci jëriñ ñoom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That's the peace and blessing upon you. The Sheikh is welcoming you to the Deen of Islam. That is not by force. It's a conviction, and he said that he knows that you have belief in your heart that this is the right choice for you to make. So therefore you come here today to take the Shahada. May Allah subhanahu wa ta'ala help you and help us attain that. So reiterating that even though right now there are so many people who put so many bad words and actions in the name of Islam, which has nothing to do with Islam, but alhamdulillah, thank God that there are some people who can think through and know that whatever they're showing in the media, there's propaganda, but the true Islam has nothing to do with violence, no killing, no oppression. So therefore, welcome to the Deen of Islam. After you take the Shahada, which is the words, is going to be in Arabic wording, and we're going to try to translate it to you. Then there are some other things that comes after you say, I'm a Muslim, meaning that you have to establish the 5-time daily prayers. You give charity if you are wealthy, and also you go Hajj, go pilgrimage to the Mecca once, yes, one time in your lifetime if you can. And also, if the month of Ramadan comes, you fast, it happens once a year, 30 days or 29 days. And to be sure that you are part of the family. This place right now, me and you, we are the same on it because you are brothers in Islam. So this is more important than anything else. So welcome and join the community. If you need any help, let us know. If you have anything that can be useful to the also to the community, please bring it on, because we have to stick together and worship together, help each other together to build up a better community, inshallah. So he's going to say the wording in Arabic and then we translate, inshallah. Wow. Kon wax leen ashhadu an la ilaha la ilaha إلا الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. waaw loolu moom waaw nga firil ko ne ko loolu mooy nga gëm ne yàlla benn kenn rek la. So you guys are Muslim now. The meaning is that bear witness that there is not God but Allah. There is only one God. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, is his slave and his messenger. We don't believe in Trinity, that there is other God but not God. There is only one God. And Muhammad is the prophet of God. Jesus is a prophet. Moses is a prophet of all those is prophet. But there is only one God, which is Allah. You can call it Allah is the Arabic, but God is the English word. So when she said that and believe in your heart, you become a Muslim now. So there are some responsibility that we have to do. We have to say anything that is unlawful, we have to stop it. No drinking, no adultery, no anything that bad. In all the religions, they all have the same common. So that's how it is.
dañuy wattandiku lépp loo xam ne lu baaxul la du ñu def violence du ñu def di xew ñuy def ay rayaate ay yu demee noonu terrorisme bi yëpp na ko ci waxaale matérialiste lu mën a doon rek loolu daf nekkul loolu l'islam daf koy bañ nañ ko wattandiku bokk ci dara lu ñaaw lu ñuy def lu dul noonu. No saying bad words, no actions, terrorists, jihadists, all those is not Islam. So Islam is just for you to purify your heart, peace, body, peace, and do good for the sake of God and for humanity. That's Islam. On the other hand, you will have to control your ratings, your heart, your tongue, and your actions. You will not do anything against law. You have to do good things. You have to correct yourself before anybody come and correct you. And you will have to come and learn how to practice this deen, which is, we have a school here. If you get in touch with him, with Khadim, he will tell you when and where to come and learn your deen. Islam is the real deen, is the religion that accepted by Allah. Allah is the pure name of him. You don't call him God, you call him Allah, as he called himself in the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So you need to learn. Yeah, you come over, you learn. It's not hard, it's easy. It's very easy. Just take it step by step, one by one. Xaadim dafa ñëw ngeen toppatoo leen la comme yéen a ngi fi. So he said that you are part of the family now. Just make sure you come here frequently. So if you need anything, we'll inshallah teach you so you can know how to practice, you better practice your deen inshallah, and also how you can get involved with the community. Because we are one, we are together inshallah. So he's going to make dua. No. Amin. May leen di ngeen toog bu ñu ñaanee ba pare. Amin. Amin. Amin yaa rabbil aalamiin. Dañu bëgg a waxtaan rek ñuy tàmbalee mooy di gërëm sëñ Mamour Mbacké ibnu sëñ Mourtada Mbacké. Daaw wala daaw géej man maa ko fekki woon Sénégal doon ko yëgal liggéey bii. maa ngi ko fekkoon guddi Laylatul Qadri mu jugee Touba ñëw Parcelles Assainies may laajte ñu may wax ci mu nekk ba ma fekk ko Parcelles Assainies bi ma ñëwee fekk mbooloo mu takku di ko ziar ma jéem a dugg mënumaa dugg ma taxaw ne ko sëñ bi dama ñëw liggéey di la yëgal si liggéey sëñ Touba bi doon Atlanta mu ne may ne ko mënal bi ma ñëwee yegg si ci moom wan ko kayit yi ne ko tàmbalal ko ba mu ci kayit dama bëgg nga ñaanal ñu ci. dafa téye kayit yi ak ñaari loxo ne ana diw mu ne maa ngi nii mu ne ko téel ma kayit yi mu yeggee nga joxat ma ko ñu jox ko kayit yi mu ne ma tàllalal mu ñaanal ma ci boobu la ñu xam ne lii dina am te bésu Laylatul Qadri la ko ñaanoon daaw mu ñëw fii diggante daaw ak ren la ñu am lii ñëpp xam nañ ne ñun bi ñu koy bëgg dañ ne woon projet bi day dem 5 ans ba 10 ans diggante daaw ak ren daaw mu ñëw fii ñu julli jumaa ba noppi bi may jël micro bi wax ak moom tey ma jël micro bi ma ne ko Mbacké ñu ngi tuub ñu jégalu ndax bu ñu waxoon mbooloo bi ne leen fii la ñuy jullee jumaa kenn du xaj te boobaa dañuy toog ñu ko déclaré rek ñu ngi sàkk nga ñaanal ñu boo fii ne soit ñu am place bu yaatu mën faa dajale mbooloo yëpp am na ñu bëri ko fekke woon ci jotaay bi nii diggante daaw ak ren nag ku la ñaanal mu nangu ba tey mu ñëw mu mel nii kooku dañuy ñaan yàlla mu yàgg fi te wér sëñ bi nag benn soxla la ñun ay taalibe lañ yaa ñu yónni woon sa waajur bu góor ba sëriñ Mourtada Mbacké moom la ñu tëntalee sunu tur Iqara bi dañ ne Iqara une vision de sëriñ Mourtada Mbacké maanaam Iqara gis-gisu sëriñ Mourtada Mbacké la ndax ba muy wax ak ñun naan ñu ut leen ay këru islam ñun daf ne woon comme kër ga nu am ci Riverdale la waaye lii mooy këru islam nga xam ne tarixa yëpp xaj nañ fi Mbacké lu nu bëgg nag nga ñaanal ñu mooy la am ca Al Azhar am ci kër sëñ Touba yi mi jàngale alxuraan gu wér xale yi di jàng ba wàcc loolu lañ bëgg nga ñaanal ñu ko ci école bii mu am fi bëgg nañ nga dimbali ñu ci wàllu éducation bi ñun amuñu xam-xamu éducation te yow suñu borom def na ne am na lu yaatu looyu liggéey ci éducation te loolu dañuy bàyyi sëñ jigal mu leeral ko
may leen ñu 10 minutes ñu yeggali lii bu ko defee ñu dem xewli ji léegi nag dañuy jox sëñ Kayta mu wax 2 minutes 2 minutes sëñ Kayta may ma jërëjëf kon ñu dégloo sëñ Bay wax déglu leen. waa kenn jërëjëf li nga wax dégg naa ko bu baax wante yéen rek la yëf yi moom wax naa ne la ay wax ak i dugg ko génn mayu ci dara seen pas-pas rek moo ko def damay wax ne yéen lu ci dugal sax chance la pour ñun man bokk ndax mbir moo xam ne yow defoo ca dara te saa buñ tuddee mel na yaa nga ca biir wala yaa nga ca kanam boo dul nit rek léegi nga defe ne nga am problème yàlla noonu yàlla musul ci am problème nag te problème boobu nag dafa bari lool kii itam dafa wax ne moom Bilal la mën a tudd baax na parce que Bilal ku baax la koo xam ne ku am solo la ci lislaam kon mën na koo jël ki ca desit mu ne ñu tànnal ko ñun nag ci lislaam niñ ko li ko lislaam rek lislaam imposé wul benn nit muy changé turam mboolem saaba yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yonte bi amu ci ku ci nekk ba ngay ñëw yaa nga tuddoon Ali yaa nga tuddoon Omar yaa nga tuddoon nangam kooku dëgg la tur wu rafet nag lislaam tàmmu na ko waaye toujours dafay mat di bàyyi xel kon tur wu mu ko mën a tuddee bésu tey bésu àjjuma la bésu tamit dëppoo na ak bis biñ joxe woon Cheikh Ahmadou Bamba kon mën nañ ko tuddee Ahmadou Bamba mu boole ko turam woo mu yore woon man damay wax sax ne léeg-léeg ma ànd ak benn waay bu ñuy wax Cheikh Ahmadou Dieng mu nekkoon professeur bu am solo fii ci Amérique ñu jógee aéroport New York di dem Los Angeles mu tudd Cheikh Ahmed ñu tëye ko ci lu yàgg mu tudd ma tudd Mamor ma ne ko gis nga ko de ñun ñu yorul turu naar gis nga dañoo jàll facilement yëf yi du tur li ci nekk mooy jëf ji xam ngeen ne mag ñi dañ ma sàmba ma aram nangam kon mën nañ ko tuddee Ahmadou Bamba ndax moom wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko weesu ci dara fu ñu tànnaloo rek foofu la ñu yem kon mën naa tudd Ahmadou Bamba boole ci nag ak turam bi mu yore woon li ci desit wax nga ko léegi barab bi ñun liñ ci wax rek mooy bala ñoo jógee fii wala bala ñoo dem nañ ko toog xool nuñ koy xara saytoo mu am idaara mu am direction yooyu nañ fexe ba bàyyi fi xel bibliothèque bàyyi fi école bàyyi fi jumaa ji bàyyi fi centre de recherche lépp loo xam ne dana ko laaj li nga wax ci jàng mi tamit am na ñu fi àndal ñu nekk fi ñoom Amar Sàmm ñoom a ngi fi ñi nga xam ne borom bi xam te ñi ngi ci liggéey bi ñoo ñëpp bala ñoo dem danañu toog ñu ngi ñaan sax ñoom ñi fi nekkandi muy ñoom Amar Sàmb ak ñoom Abdou Salaam ba ñuy dem comme surtout Amar Sàmb nañu fexe ba xool nu ñu organiser liggéey bi parce que liggéey bi dafa laaj lu bare buñ ko jàpp rek muy barab boo xam ne suñu barab la laaj na ñu xam laaj na ñu fi nekk ñu ubbiku bu baax laaj na ñu ko saytu loolu lépp daf ci am solo kon bëgg nañu ñu xool ñi ci mën a jàpp ñëpp defe naa ne Xaadim a ngi fi Ahmad Sàmb ñoom a ngi fi Muntaxa nga ngi fi ak ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen ko seqoon tey gis naa ngay sa liggéey bi ñun xamuñu lu ñuy tuddee kër xamuñu parparloo duñ ko def ndax dafa am loo xam ne tamit il faut nit ñi di ko bàyyi xel nañu jàpp ne lépp lu am ngir yàlla ak yonente bi ak sëñ Touba bu dee mbirum xam-xam nañ ko teg ci xam-xam bu dee mbirum leneen nit nañ ko ci teg ci leneen kon nag barab bi tamit nañ ko saytu kenn ku nekk jàpp na sa yëf la kenn ku nekk jàpp la nga ci war a mën nga def ko bu ko defee ñu seet lu ci war bala ñoo dem bu soobee yàlla danañ xool nan lañ xalaat ne da ngeen ko ni mën a doxale bu boobaa ñun ñu mën ci jàpp am ñoo xam ne tamit ñoo mën a fexe ba di déggoog ñun fële ci Sénégal muy moo xam ci Azhar la moo xam ci université bi la parce que buñ demee ba mu laaj sax jàngale mi buñ ko mënul di déplacé wu itam ndax laaj nañ gouvernement Sénégal pour ñu may ñu ay professeur wala ñu jox ñu ay jàngalekat pour ñu indi leen ci dëkkër yi laaj nañ leen ñi nga xam ne itam ñu farñe mën ñu ay imam ñoo xam ne tamit dañuy parce que mas nañ ñu ko imam ci boppam tamit dafay laaj ñu xam ñi nga xam ne dañuy mën a déggoo ak nit ñi loolu rek la imam du leneen ñun amuñu benn problème ak lenn lii am daal mooy am solo moo tax damay wax ne yàlla mi ma bind xam na ne benn nit ku ngeen dégg ñu ne am nañu diggante bu ma leen waxee la ci biir yéen a ma koy gën a bañ sax parce que du dara xalaatuñ ko ñemewuñ ko sax ñemewuñu am benn en ci nit rus nañ ko sax ci suñu borom di ko gis
wante nag lii dëgg ak li am solo mooy loolu kër ak du suñu problème ku fi mën a nekk muy suñu doom yi fi nekk ak suñu rakk gi ñoom ñëpp waxuñu ko pour par la wala dara du suñu doxee loolu na ko ñëpp di doxee barab bi dafa am solo goo xam ne nañ ci ñëpp jàpp waxoon nañ gouvernement département d'État pour ñu wutal ñu ay jàngalekat ndax xëy na mën nañoo am ay nit yu am visa ñëw fi waaye loolu bu fekk ndax ñu ni tamit dañ nuy xool bëtu lu bare waaw dañ nuy xool ci anam yu bare moo tax sañu ñu wax nit ñaan loo ko visa mu ñëw ñu ne ko toogal duñ ko def moo tax ñaare ñi fi ñëw ñëpp tañ jaar ci ñun dañ leen di wax ne nañ fi am diir bi ñu fi am dellu ndax ñëleen lañ nuy cër bu ñu la mën a cër moo tax sax sawaratuñ ci léegi ndax léeg-léeg nit ne la da nga wutal ñu visa nga ne ko nga dem recommandé bind bañ jàmm ko ñu dem ba ci biir gis ci moom loo xam ne da lay rusloo sax ndax dañuy bu yàggee sax dañ naan mais kii lu tax yow da nga mel ni kii da nga koy jàppale li ma bëgg a wax rek mooy ñun lu ñuy wax dañ koy wax lépp mu leerandoo benn yoon rek loolu la ñu seq ak yéen kon fii tamit nañu fexe ba buñ mënee dem ba jàngalekat yi nekk foofu li ñuy wax cours en distance yi nga xam ne ñun ñu ngi koy jéem a xool nuñ koy defee fële ci université bi loolu tamit danañ ko xool nan lañ koy commencé ñi ngi ci installé ñi ngi xool dafa laaj yu fari bàyyi ñi ngi ci sori nañ ci loolu ci wàllu financement yi ñoo ngi koy lijjanti ba lu ci bari taxaw na ba loolu lépp ñi ngi ci bu soobee yàlla loolu lépp bu boobaa moo tax il faut organisation bi bala ñoo dem nañ ko tër xool ko fii xool ko muy tegee ci yoon boo xam ne kenn du wax ne lii la ak barab bii kat man boo ko gisee nañ ko yónnee fépp nag ndax lii kat war nañ ci jànge bu baax ndax Touba kat ba léegi amagul lu mel nii mënu dañ waxante dëgg te lii dafa jaadu am école am jàkka am salle de conférence am lu ne te am loolu lépp dafa am solo kon nanu fexe ba def barab bi mu nekk ci bunt yi li ci des nag su ngeen waxtaanee ba juboo ci ñun daal imposé wuñu dara lu dul nag lu tegewul ci yoon moom duñ ci dugg kon na ngeen xoolaat bala ñoo dem ñu organiser wu xool nañ koy tëre wut benn direction boo xam ne dafay ëmb lépp da koy saytu ak ñeneen ñoo xam ne ñooy nekk ci kaw direction ba muy conseiller boo xam ne ñoo koy saytu bu boobaa lépp ni jàmm kon ñu ngi leen di gërëm di gën a encourager fondation bi di gën a encourager tamit yow itam ndax sonn nga ci lool yéen ñëpp la sax ndax bu ñu waxee kenn rek day niru waaye xam nañ ne kenn taxawu ci pour bëgg ñu gërëm ko ndax yéen a bokk lu ngeen bëgg kon ñun ñii fi nekk maa ngi wax nag ci sama tur ak ci turu sëñ Cheikh Mati lay Cheikh Sidi Mokhtar ak tur bokk yëpp nag waaw ndax fii ñëpp a ngi fi loolu mooy li nga xam ne moo am solo yal na leen yàlla defal jàmm te àndal te defal leen ko kon fas nañ yéene bu soobee yàlla njàng mi bala ñoo dem ñu gaawtu fexe ba ngeen xalaat seen côté ñii fi nekk danaa leen wax ñoom itam ñu xalaat bu ko defee ñu tër lépp bala ñoo dem ne nii lañ bëgg mu doxee ko te lépp lu ci nekk loo xam ne seen ngeen ba xam ne dëppawul ak yéen it ngeen wax ko waaye foog naa ne buñ ci waxtaanee lu baax rek lañ ciy xalaat kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum. léegi ngeen may ñu 2 minutes moo des 2 sëñ Keita Thiam 1 minute nan la may soo paree nga jox imam mu wax 3 minutes kan ci. ñu nangu ñaan nangu leen ñaan ba pare nangu leen ñaan jërëjëf. ngeen toog may ñu tuuti ku yor Honda Accord RCA 6452 ak ki yor Ford Freestar kooku genre 20 la ki yor tamit Cadillac Mercedes Benz 300 ak Lincoln Navigator ñi ko yor nan dem déplacé tey ngeen may ñu tuuti ñu yeggali 5 minutes moo des juróomi minutes loolu bariwul sëñ Keita Thiam 1 minute. jërëjëf sëñ Sadibou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi fii daje bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu tey jiital ci nuyoo bi Serigne Mamor Mbacké Mourtada mii nga xam ni mooy sunu kilifa di kilifa jataay bi. sëñ bi nag lii moom dañu ko sàkku ci ñun maanaam benn mbokku taalibe moo bëgg a seereel sëriñ Mamor mbégte ak xol bu sedd boo xam ni gannaaw bi nga leen ñaanalee ba yàlla def ñu jot ci bërëb bi ñoom ñoo bëgg rek def benn seere bi it ñu jëmale ko ci kenn koo xam ni la tax ñu def ko mooy ay jikkoom ak taxawaayam ci li nga xam ni moom mooy liggéeyub Serigne Touba kooko it nag yàlla dogal mu nekk Serigne Khadim Cissé Serigne Khadim Cissé it nekk ki nga xam ni moo jiite Iqra ñu taxawal tey ji liggéey bi ka nga xam ni it def na ko mooy Serigne Sadibou Fall mi nga xam ni léegi nii rek Serigne Mamor mi ngi koy seereel ak njàmbaaram ci liggéey bi di ko seereel aussi ñi seq liggéey bi yëpp
Serigne Sadibou Fall nag moom mooy ci turu sëñ Mamor Mbakke bég ci li nga xam ni mooy Serigne Khadim Cissé ngir bëggoon rek ci kanamu sëñ Mamor mu jox ko lii nga xam ni day wane mbégteem nekk loo xam ni dafay wane rek ni moo jël alali boppam def ko ci lii ba mu àgg mu fas yéene ko décorer Serigne Khadim Cissé ci leadership bi nga xam ne am na ko sëñ Khadim mu sàkkoon nga sol mbub mi ndax moom loolu rek la ci bëgg dafa bëgg nga sol ko. nga wax gars yi lan. tey nii la sëñ Khadim Cissé war a solo sëñ Khadim Cissé dafa oyof man yàlla dafa def ñeenti weer maa ngi këram waaye li ma gis ci moom bëriwul lu ma koy gis yàlla bu ko cat laal fenn waaye ku baax la démb man ak moom a nekk fii di gàdduy malit bàyyi melentaan di nu mat kon yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ñu wax imam mu jox ñetti minutes ñu yeewu jataay bi ñetti minutes. maanaam Sadibou it day wane ni lii dërëmu kenn demu ci du dërëmu Iqra du dërëmu daayira moom moo jël alali boppam def ko ngir jëfal ko ñi nga xam ne ñooy Iqra jëfalaale ko ñi nga xam ne mooy fondation Cheikh Ahmad Bamba pour wane ni ñoom bég nañu ci jëmm ji nga xam ne mooy Serigne Khadim Cissé kon yàlla na ko yàlla lafal cat te lii nga xam ne it yàlla def nañu am ko ci turam yàlla na ko yàlla nay seen muur barke borom Tuubaa. parking la mbokk yi balaa ñuy wax dara dafa am ñoo xam dañu double park ci am mbokk yoo xam dañoo war a liggéey ñi ngi leen di lor ku double park ci kanamu kenn ci biir parking bi ñu ngi lay ñaan nga move sa oto ñu tas jotaay bi léegi nag maa ngi leen di sant di leen gërëm waaye lii moom dañoo baax waaye yéen ñëpp a ko def muy waa Atlanta ak waa FunCab in general kon ñi ngi leen di delloo njukkal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dañuy xewlu nag bu ñu xewloo ba noppi rek incha allah programme bi day continuer jërëjëf barakallahu fiikum yeeyoo nga ko de. léegi nag li ma soxla mooy bu ci kanam ne lii denc.